village bu Malamassey mu ngi nekk ci commune bu Gnith département bu Dagana dunde suuf si del siwaat fii ci diwaanu Ndar mbayum tamaate ràññeeku fi lool baykat yi fi nekk di ci yëngu bu baax. muy mbay moo xam ne nag ñu ngi koy def gaaw waaye ak ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne ñu ngi koy jànkoonteel. dëgg la jafe-jafe yi bëri na suñu ay jafe-jafe yàgg nañ koo jooy fu nekk mais dafa mel ne dañ ñu fàtte. ndax nit ki bu bàyyee ba pare wax dëgg yàlla njaay mi jarul li nga koy jaay mooy ay kaset ay ñetti téeméer yooyu mën a si gis sa bopp te ñetti téeméer wax dëgg yàlla nekkul laa xamante ne nii nit ki mën na si jaay ba gis boppam da ngay jël ay financement jàmbur sax bay pare ñu lay toppi bor te doo am loo ko fayee. jafe-jafe yooyu bokk na ci variété bi nga xam ne moom la ñuy bay fii bokkut ak bi ñu mën a yóbbu ci usines yi ngir mën koo transformer ngir mu gën a yaatu ci yeneen wàll waral jaay ko ngir jëfandikoo rek la ñu mën loolee nag ay jafe-jafe yu bëree bëri la ñuy jànkoonteel ngir mën koo def. fii nii variété bi ñuy bay nii su ma la naxul ci samay arrière grand-père ba léegi moom la ñuy bay nii te tey jii am na tamaate xeer am na jampraise am na yeneen qualité yaa xam ne bi yu génn yu nekk yaa xam ne bi ci jamono bi di dox bu méngoowul ak bii waaw. kon bii mooy bi wolof di wax njamb. waaw bii moom la ñuy wax njamb bii moom la ñuy wax njamb. moom ci cin yi rek la mën def. waaw moom ci cin yi la mën dem moom dañ koy jàmb rek def ci cin yi. gis naa tamit jigéen ñi di ko weer ba mu wow wala nu togg ko ba mu kii weer ka def ko tamaate loqati bi tamaate pot bi. waaw tamaate bi dafa nekk la nga xamante ne tamaate bu sew bi la ñuy bay dañuy jënd ay pot sax di ko bay pot yi ñu ngi jënd fii ami pot ba nga xamante mi ngi jar ay 25000 da nga koy bay ba pare encore engrais bi demeewul noonu. ndax nun engrais bi wax dëgg yàlla nu ngi koy jënd fii ay 13000 la ñuy jënd engrais te nun ay béykat lañu te bu doon suñu sogo nun dimbali nu jàppale nu si engrais bi mu mën a yomb si nun bu ko defee ñu mën ci gis suñu bopp waaye boo bëggee jënd pot 25000 saako engrais 13000 wax dëgg yàlla loolu dafa métti. suñu premier jafe-jafe mooy wàllub yoon parce que dëkk bu fekkente ne amul yoon bu normal boo xamante ne si lu fa ñoree production bu fa génn oto yi dinañ ko mën di génnee rek kooku jafe-jafe weesuwul loolu. bala ngay jaay tomate yi wala bala ngay jaay bépp produit bu mu mën a doon lu ne ngay daj oto yi dañuy ñëw ba fii foncé si àll bi oto yi war ñëw du ñu mën ñëw tardé ci àll bi sa tomate yeeg lépp yàqu. ñuy talal loxo nag wax dëgg yàlla képp kaa nga xamante ne nii mënuñu dimbali si problème mu njaay meeg yooyu wax dëgg yàlla mu dimbali ñu si ndax mbay dafa metti te ñun xamuñu lu dul mbay rek la ñu xam bu ñu juddoo ba léegi ñu ngi bay waaye depuis bu ñuy bay ba léegi nii wax dëgg yàlla gisuñu suñu bopp. mbay mi moom wax dëgg yàlla gisuñu suñu bopp dañuy bay lu toll ak ay 40 hectares baana yi Touba kese la ñuy jóge njaay moom bu demee ba nga xamante ne nii benn côté kese lay jëm wax dëgg yàlla moom mënoo si gis bopp balay baaxoon ñu amoon la nga xamante ne nii tamaate bi bu ñu ko bayee ba pare sax daanu mën wut def ko ay tamaate ay pot ak yooyu jigéen ñi mën ci gis seen bopp góor ñi mën ci gis seen bopp waaye instant bi ñu toll nii wax dëgg yàlla ñu gisuñu suñu bopp. mbayum tamaate nekk mbay mu ànd ak xarañteef ginnaaw pépinière bi niki mbay yu bëri am na ay yeneen yoon yu ñu war a jaar ngir mën a am résultat niñ ko soxlaa. waaw mbayum tamaate moom étape bi waa xaw na difficile tuuti ndaxte fi ngay déparé muy pépinière bi
parce que pépinière tomate souvent ñun dañ koy def ci fin wu nawet te bu dee nawet bi suuf bi day tàng mais dañuy obligé ñun buñ koy def dañuy jóge ci côté lac bi dem ba ci kaw ay lu mat ay 2 kilomètres ci kaw wut benn garabu sump boo xamante ni day am ker fi ngay pépinière d'abord soo pépinière ba pare da ngay wut ay pavillon comme payeng takkal leen parce que période boobu day am ay gunóor et puis chaleur tàngoor bi day tax mu koy teel a sonal buñ ko defee def ko takkal ko ay pavillon def pépinière bi mu durer presque 1 mois parce que heure boobu tamit du gaaw parce que tàngoor bi da ci jouer bu durer 1 mois nag si nga koy soog a jël pour répiquer ko parce que boo gisee tamit aussi ñu koy def ci heure boobu mooy période biñ koy pépinière bu fekkee dafa dugg ci seddaay bi maanaam da ngay am problème ci sa wàllu njaay ak yooyu moo tax ñu koy obligé di def pépinière bu teel te buñ ko pépinière ba pare nga xam ne pépinière yi jàll na mu dem ci répiquage bi buñ koy répiquer tamit aussi jour irrigation lañ koy répiquer ci jour irrigation bi suñuy dugal ndox bi si ngay ànd ak ñi nga xamante ni ñooy répiquer di ngay dugal ndox loo dugal ndox ñu irriguer ko. léegi bu ñu ko defee dans 3 jours si nga koy tegaat beneen irrigation pour mu mën a taxaw mais heure boobu tamit day metti trop parce que chaleur bi dafay jouer ci tomate bi après day am ay benn yoo xamante ni dañuy dee mais après booy irrigué waat si ngay jël di remplacer ba am niveau bi nga bëgg moom ci wàllu côté boobu. léegi bu ñu répiquer ba pare mu heure boobu tamit day metti liggéey parce que tàngoor day gaaw dégager ñax bi muy herbe bi léegi bu heure boobu bu commencé nga def première mbay si ngay jël gopp am na ñoo xam ngoos-ngoos la ñuy jël ñu ngoos ko première boo ngoos-ngoosee première bi wut engrais première engrais bi du bare bu fekkee 0,50 bi la il te faut nga am ay 4 sacs première engrais bi ndax boobu day nekk gàncax boo xamante ni gàncax bu ndaw lay nekk nga engrais première engrais bi soo ko engrais nga dugal ndox semaine bi stop nga dugalaat ndox ba mu am 15 jours soo amee 15 jours il fallait nga amaat beneen mbay parce que boobu tamit ñax mi dafay bare si suñu zone ñun fii si zone suuf bi nga xamante ni mooy suufu beñ du tàkk ñax mi day bare après da ngay jëlaat aussi bayaat ko boo bayaatee ba pare nga defaat deuxième engrais bi heure boo koy def da nga koy doubler maanaam bu fekkee da nga defoon 2 sacs deuxième engrais bi da ngay il faut nga am 3 sacs bu dee troisième engrais bi nga fexe def 6 sacs mooy normal bi léegi bu ñu ko defee noonu premier engrais bi jàll na ñu dugg deuxième engrais bi boo ko defee moom ñaari mbay du ko passé parce que dafay law moom bu jógee ba ci kaw dafay law génnee kii dem mu mujj doon ñu si mën dugg léegi bu defee ñu def ko dernier engrais muy troisième engrais bi bu defee 3 mois moom si lay soog a commencé ñor bu defee 3 mois nag mooy récolte bi ngeen gis nii jigéen ñi di récolter bii mooy tamaate boo xamante ni bii moom nekkul si heure bi nga xamante ni mooy heure normale bi moo tax heure bi daanaka njaay mi day met parce que tàngoor bi da koy sonal. mais bu dee heure normale bi mooy li ma la jox mooy tamaate bi nga xam ne day dugg ci hivernal bi ci nawet bi boobu mooy heure normale bi léegi nag bu ñu commencé foofu ba terminé ñëw mooy récolte bii tey ñuy def boo ko récolté nag parce que moom sinon am na ñoo xam dañ koy sampal bant mais loolu dafa laaj moyen aussi ñun nag moyen boobu amuñu ay samp bant boo ko sampee bant da nga koy récolté ay 3 mois 4 mois mais fii léegi amoo moyen boobu di ko sampal bant wut ay élastique di ko jàpp muy law ci kaw bant bi loolu amuñu ko ñun moo tax dañuy obligé rek bàyyi ko noonu léegi bu ñu ci duggee def première récolte dañ koy sonal parce que gisoo jigéen ñi léegi si biir la ñuy jaar parce que loolu tamit moyen moo koy laaj te moyen boobu amuñu ko bu ñu defee loolu dugg ci biir dëgg ko affaire bi lii day toj yi damm bant yi bu ko defee chaque récolte boo def rek day cause problème si gàncax bi mu gaaw a dee quoi moo tax récolte bi lu mu bëri du passé 1 mois 15 jours du passé 1 mois 15 jours parce que loolu tamit ñàkk moyen la parce que bu fekkoon dañ ko defal ay rampe samp ay bant bu ko defee jigéen ñi jaar ci rampe bi duñ ko war di récolte heure boo dugalee ndox mën nga ci biir récolte bi sax ngay engrais waaye loolu amuñu moyen mais am nañu technique bi moom technique bi mu ngi fi mais moyen bi moo fi nekkul kon dañuy obligé rek bàyyi que ni looloo waral suñ ko récolté 1 mois 15 jours affaire bi day daal di dee mooy lakk bii nga seen nii moo koy xamal lakk bu ñu duggaatee après ñaar récolte ñett mu jeex quoi. ndox it da koy jëfandikoo ni ki mbay mi yëpp système yi gën mënuñu ko am fii si bërëb yi ndax mooy gu ñu ñàkk teewul nag ñu am ay pexe ngir mën a jëlee ndox mi ci lac bi ba mu yegg seen i biir tool. waaw système bi système arrosage tomate moom nekkul fii duñ ko amul goutte à goutte
amul tourniquet fii irrigué la ñuy def irrigation canal maanaam comme ni canal ba la ngay seen moom la ñuy teg moto pompe bi bu ñu taalee bu ñëwee ba agsi par trimo lañ nga koy jël yor pelle irrigation bu métti la dafa difficile moo gën a difficile ci liggéey yi parce que dafay laaj doole parce que doole lay laaj moo tax doo gis mag mu ci dugg parce que liggéeyu xale la pelle ngay jël ndox mi ñëw ngay ubbi par bunt rampe boo ubbi bu feesee nga tëj ubbi beneen moom système irrigation am noonu la te système boobu tamit wax dëgg yàlla tamit ñàkk moyen tamit moo ñu ci dugal parce que amoo leneen te amoo choix il fallait nga jël système boobu nga def ko pour nga mën a am dara mais système bu métti la ñun système boobu la ñuy irriguer système bu métti te aussi perte ndox bi dafa bëri ba pare day cause problème ci suuf bi day indi nématoïde ndox mi parce que ndox bu fekkee dafa taaju day indi ñax mu bare day indi nématoïde te day perte ndox aussi parce que booy xool période bi canal yi ni muy manqué ndox bu doon système mu goutte à goutte la wala muy système mu tourniquet du jar muy am ndox mu bare te benn nit mën na irriguer ay hectares mais lii benn nit bu irriguer benn 0,50 bu ñëwee du gont du xëy parce que dafa metti te li ñuy ñàkk ci ndox dafa bëri ndox mi muy yóbbu dafa bëri quoi looloo tax ñun système boobu dañu amul moyen mais nag vraiment ñoom beneen système bi am nañu technique bi mais moyen bu ko dévoiler la ñu amul quoi. li ñuy bay day bëri lool ci ay hectares yu yaatu at mu jot waaye nag li ci yàqu mooy ëpp lool sax li ñu mujj di jaay wala ñu koy jëfandikoo li ko waral moo di amuñu mbooloo mu doy mu mën a liggéey tool yi waaye it amuñu jëndkat yu doy yu mën a jënd li ñuy bay waral benn jubluwaay rek la ñu am. xam nga jaaykatu Touba yi ñoom ñoo gën a bëgg tamaate bu sew bi bëgg nañu bayal lu mel na côté Ndar lu jàpp côté Sokaas yooyu waaye amuñu doole bopp amuñu moyen boobu pour egg si Sokaas waaw ndax xam nga nun tamaate Sokaas bi jiw bi 1 million lay jar te béykat ba nga xamante ne nii wax dëgg yàlla saako engrais sax dafa la tëdd da nga koy lijjanti booy lijjanti saako engrais bëgg a lijjanti lu jëm si kër geeg yooyu yëpp wax dëgg yàlla kooku mënut a nekk waaw mënul nekk dafay métti si yow te wax dëgg yàlla zone bi yëpp bay rek la ñu xam du tamaate bi moom presque lépp dafa yàqu gisuñu suñu bopp da ngay gis ñaa xamante seen tool sax dagg uy suñu ko foofu noonu lañ ko bàyyee ndax gisuñu ku ko jënd wax dëgg yàlla te bu doon sa sogo nag baykat bi bu bàyyee ba pare gis ka nga xamante ne nii nit ñi duñuy ñëw pour jënd si tamaate bi waaye gisuñu ku jënd tamaate bi lépp dafa yàqu dañuy bay tamaate bi dañuy bay lépp waaye daal tamaate bi jarul dara xam nga ay kase ñetti téeméer kooku nit ki mun ci gis boppam. mbay mi moom lu ñu yor si jafe-jafe moom du jeex ndax lii ngeen gis ni surface bi nii ñàkk ndox nga fi bàyyi bu amoon ndox ba léegi bàyyi ko naa ko bu yàgg mais problème ndox moom daal am na beneen bi si des set financement bi waaw da ngay deemee rek waaw da ngay deemee. tomate mën nañoo am récolte ñaata yoon ci at. ça dépend si qualité suuf bi rek suuf bi noppaloo ak si ni nga koy récolter par semaine mën na dem 1 mois ou 2 mois ba ngeen ko jege sax. 2 mois kon dinañ mën a am 4 récoltes par an. jege ëpp. 4 récoltes la ñu am. ça dépend bu dee par semaine daal lu mu gàtt di nga am ay 6 récoltes wala. tamaate njambu moom lañ fiy bay ñëpp xam ko ci réewum Sénégal li ci ëpp nag jëfandikoo gi ci ndab yi rek lay dem di la ñuy togg te moonte mës na ko woon jëfandikoo ngir mu doon beneen tamaate bu gën a mën a yàgg ñu mën koo mën a conserver waaye ngir lu ni mel nag faw ñu am ay jumtuwaay chambre froide ak fu ñu mën a denc li ñuy bay bañ mu yàqu. chambre froide boobu buñ ko amoon day baax. parce que lu tax muy baax mooy soo fekkente ne da nga bay ba mu ñor tombewul ak prix. da nga koy mën a denc soo ko dencee ba mu yéeg nga jaay ko mën si gis sa bopp. mais bu fekkente ne da ngay bay ba mu ñor bu ñoree amoo foo ko dencee da ngay mujj wanteer ko noonu rek ay 75 francs tomate yi 1250 xam nga loolu ñàkk dencukaay rek la. mais bu ñu amoon foo xam si dañ fay denc kon suñu dara du yàqu lu ëpp ci tool yi day yàqu ni nga koy gis te doo ci mën dara dem na ba ci xaalu pasak bi. bu ñoree day yàqu day yokk lépp. xarañteef am nañ ko bu baax a baax waral nag ñuy woo ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ngir ñu mën leen a jàppale ba liñ fiy bàyyi yëpp ñu mën koo jëfandikoo jariñum réew mi dundee li nga xam ne mooy jóge ci suuf si loolee lu mën a nekk la jaare ko ci tomate yi nga xam ne ñu ngi koy bay fii ci département bu Dagana waaye nag ndaw ñi fi nekk njàqari dëgg la ñu am ngir li ñuy bay ñu mën see gis seen bopp li ñuy bay bari na lool waaye li yàqu moo ëpp.
katan bu ñu bayee su du woon salaamaaleykum waa INTV maa ngi tudd Balla Ndaw maa ngi bay dëkk bu ñuy wax ma Malla Masey kii Lac de Guiers lu gën a xam Lac de Guiers mais ñun suñu jafe-jafe su mbay mooy ñun dañuy bay pare duñu am fu nga ko jaayee ndax wax dëgg yàlla sama tomate bi benn yoon laa ko wis sax lay wax ndax boobu léegi noo ngi récolté amul fu nga ko jaayee bari na samay moro yoo xam seen tool nan la yàqoo te nun baykat nun duggun demun fenn si gaal nun suñu ñàkk la ñu yaakaar kon nooy ñaan yàlla président mu jàppale nun baykat yi suñu jafe-jafe fii dëkk bi ba nekk jafe-jafe lan la du bay kese yoon sax am problème yoon sax am na fi ndax bu wax dëgg yàlla bu nawet jotee oto dootu mën ñëw fii te nun oto yi jënd bagage yi fii lay ñëw pour mën jënd bagage yi mais loolu buñ ko mën lee am maanaam daal suñu liggéey day naas saay ndax nun ay ndaw loon sàcc nu fenn nu deful dara lu dul daan suñu doole yàlla nag mooy may mais nit lu muy liggéey lu ne bu ne sagom da siy jaay gis si boppam ndax mënoo bay lu mat ñetti 4 mois nga toog des lu récolté mënoo si am benn 100 francs ñun baykat yi fii gisul suñu bopp si mbay mi ndax tawaade bii tey instant yi tool nii noo koy jaayee kaset 1250 te xam nga loolu jaaruwul tey ñi koy jaay fu ñu koy jaay ñun xamul nu ñu koy jaayee ndax kumpale si ñun bu neel xam nañ ko day wax dëgg ndax ñu fekk nu ko kon tey ñun lu ñu bëgg tomate bi nu fexe nu si état bi jàppee nu koy jël normal di ko jaay prix yi baax nu mën di suñu bopp di mën bay lu nu neex boo gisee tool bi tax kenn bayu lépp tomate man maa ko xaaj nii léegi maa ngi defan comme combar ndax dama wóoroon tomate bi mën naa am dara boobu ba léegi moo tax moo tax ñu dañ mën na am dara ndax ay ndaw la dañu bëgg nu jàppalan defar yoon wi andi fi ñuy jënd suñu tomate bi nu mën ci bay lu nu neex mais instant tool nii nit day bay 10 mètres sax mën na ko jaay mais maa ngi nuyu di leen ziare ñëpp di leen masa coono si ñëw bi si déplacement bi ndax fii dëkku Waalo yoon yi métti na maa ngi ñaan yàlla def ngeen delloo ak jàmm si kàttanu yàlla. man la Wuli Seck di liggéey fii ci micro jardinage waaw boobu ba léegi nag yàgg nañ ci micro jardinage nag moom ku ñuy wax nguuda ba moo ko fi andi woon. waaw bi mu ko fi andee daal maanaam dafa dem Haïti gis ko foofu tubaab yi di ko def foofu fekk xam nga Haïti rek xale yi dañu dem dañu demoon ba feebar boo xam ne bii dañu dem ba manqué ay feer ak yooyu mu jël fa benn plante bu ñuy wax bet di leen ko planter foofu ci biir xeer yi léegi bi mu koy planter noonu ci biir xeer yi nag après ñu di leen ko toggal ñu di ko def ko comme supp ñu di ko naan léegi moom mu gis ko foofu nag ne lii pourquoi pas ñu yóbbu ko Sénégal parce que pauvreté bi fépp la nekk. léegi bi mu ko andee fii nag léegi pour pauvreté moo taxoon mu andi ko waaye fi mu ne nii borom barke yi sax ñoo ko gën a soxla waaw mu ñëw nag daal dañ ciy woo formé ci ñu bëri macha allah andi matériel am andi lépp ku mu mus a formé itam da lay may lépp nga dem moom nag mu doon ñaan yàlla nag tey ji yàlla na ko yàlla yërëm te yéexuñu ndax lii moom moo ko andi waaye ñëpp a ngi ciy jëriñu waaw bi mu ko andee fii nag fi mu ne nii comme mu formé woon dafa bëggoon kër yëpp Sénégal wërngal këpp ba mu daj bëggoon na kër gu ne ñu dugal fa bu dee ñaar taabal sax mu nekk fa li ngay dund nga xam li ngay lekk lan la. bëgg-bëgg moo tax ma dugg ci amour moo tax ma dugg ci parce que man doomu béykat laa ndax man waa Joal laa dama daan béy ceeb di béy dugub bi ma gisee nag projet bi génn fii ñu déclaré ma ko daal ma koy wax man tam dama ci dugg mais bi ma ci dugg nag dama fier li tax ma dugg ci nag daf ma neex parce que mbir boo ci dugg te neexu la rek doo dem. waaw dafa man neex moo tax man biñ ma ko waxee rek dama profité rek ci saa si rek laa dem nag naa carrément man damay bokk ci formation bi daal def formation bi léegi bi ñu demee formation bi nag daal def formation bi dem ba ci biir ville de Dakar Khalifa Sall bi jël projet bi mu jëlee projet bi nag ñu nekk ci projet bi ñuy former ay nit li ñu former ci doomu aadama fii élèves yeeg étudiants yeeg maire yeeg ñëpp li ñu former fii kenn xamul nu mu toll ci àddina ñu daal di jël nag ñu sunu coordinatrice ku ñuy wax madame Mbodj jàppale ñu lool nag ci projet bi lool macha allah jàppale ñu lool façon nit bu nekk formé nañ ko fii yàgg naa ci moom yàgg naa ci trop waaw depuis presque am na léegi ma am ci 15 ans léegi ma am ci 15 ans te boobu ba léegi bàyyiwuma ñun daal légumes yëpp la ñuy liggéey
lépp loo xam ne légume boo xam ne day dem ci biir dañ ko fiy def bépp thé boo xam ne bii tisane la boo xam ne bii baax na ci yaram day boo ñëwee fii dañ la koy mélangel bépp épice boo xam ne bii war na dem ci cin loo xam ne doo dugg ci mbirum kip ñun boo ñëwee fii dañ la ko mélangel nga def ko te képp kuñ ko defal di nga dellusiwaat fii ne carrément waa li ngeen ma mélangel lan la ndax dañ ciy gis seen bopp xam nga nit loo ñamul mënoo ko jaay nit te ñun ñëpp ay jigéen lañu xam nañu li baax ci yéen xam nañ li baax ci sunu njaboot moo tax ñu di ko béy fii li ñuy béy fii moom macha allah gis nga ñee toog ne ca gannaaw ne épice la ñuy wut si ak ay salade ak yëpp moom la ñuy wut te heure bu ñu jëndee fii bu jeexee dañuy dellusiwaat buñ ci gisul woon seen bopp nag du ñu ñëwaat waaw ñuy ñaan yàlla nag jigéen ñi ñun jigéen daal ñoo yor kër ñuy ñaan yàlla daal jigéen ñi am courage yu dugg ci lii daal ndax mbir mi du xaalis santé la ñu bëgg daal ñëpp am santé parce que fi mu ne nii ku sa doom feebar jigéen mooy sonn waaw li ci ëpp yëpp góor dina sonn mais jigéen moo ciy gën a sonn ñun nag nañu xool li ñuy jox sunu njaboot yi xool li ñuy lekk xool li nga xam ne daal moo baax ci sunu yaram ñu di ko def. Micro Jardinage ñun ku ñu gën a dimbale ci intrant parce que ñun ville moom bi mu ko yoree moom xalaatuñu woon dara mais nag projet day am temps projet. nit dañ lay pousse rek balaa ngay tàkk nag yow yaay yëg sa bopp ndax projet boo gis rek bërët la am projet dafa am app bu ñu demee ba ci biir dañuy daal di arrêté seet ndax yow di nga mën a demal sa bopp am doo mën a demal sa bopp ñun mooy li ñu dal te loolu yëpp ci maanaam ci mbirum seetlu la rek parce que ñoom itam bëgg nañu tey jii bu ñu sañoon tey jii coordinatrice bi nga xam ne moo yor projet bu sañoon sax tey to arrêté mais nag projet dafa am temps dafa am foo xam ne bu fa tolloo dañ koy arrêté mais nag ñun ba ñu arrêté ba tey wax dëgg yàlla bàyyiwuñu sama bopp ndax xam nga ne ku la jox site bu toll nii jox la ndox ne la carrément liggéeyal kooku boo liggéeyal yow ci yow la waaw ñun daal ci la ñuy yëngu parce que ñu ngi ci gis suñu bopp waaw wax dëgg yàlla lu ñu defar nit ñaa ngi jënd ñu ngi ci albatiwaal ndax lu ñu jënd moom économie da ngay def économie waaw boo defee sa économie rek yow dootoo sentir ne carrément am na sax lu metti mais ndimbal lu ñëw tam fekk la ndax ndimbal na ca fekk loxol borom. maanaam suuf du fen suuf loo ko jox mu delloo la ko te sunu borom moo yor gàncax mooy dundal gàncax moo tax bu ñu sabab loo gis nga ndaw ji dañoo war a jël seen occupation bi def ko ci mbéy mi parce que mbéy mi moo yor réew mbéy rek a yor réew li ñuy def nii yëpp jëmul kër ñun lii ñuy def nii yàgg ñun di léegi ñu retraité parce que ay mag lañu mais ndaw ñi daal lay gën a ñaax ñu ñëw jàpp ci lii te xam ne balaa muy neex day metti te nit boo sabab loo rek jàpp ci dara rek yàlla fekk la ca xëcc bu dakko rek dikk nañ jàpp ci lii liggéey ci lii man de wax dëgg yàlla macha allah gis naa ci sama bopp macha allah laf cat gis naa ci sama bopp ndax bu ma ci gisuloon sama bopp ba léegi du ma continuer ci lii ndax liggéey da ngay rouler rek am na loo xam ne boo ci gisee sa bopp lan ngay wutee ci feneen maa ngi ciy lekk maa ngi ciy naan sama njaboot a ngi ciy lekk ñu ngi ciy naan maa ngi ciy faj samay soxla lu ma ci bëgg a faj ko wooyu ma kenn kaay fajal ma sama soxla ci lii laay faje sama soxla macha allah daal macha allah ndaw ñi daal nañ ñëw daal ndaw ñi nañ ñëw jigéen ñi nañ ñëw ndax jigéen moo yor kër toogaay bi amul njëriñ li ñuy jàpp ni amul njëriñ nañ jublu ci lii mbala ñu wut ay taabal dugal seen biir kër yi du xaalis ku soxla man Wally boo ma contacté woo ma balaa ngeen dem naa leen jox sama numéro téléphone ku soxla woo ma bu fekkee ne mën nga jënd say matériel yëpp man mën naa ñëw accompagner la defaral la ndax àddina loolu rek moo ci ne àddina partagé rek moo ci ne ñun jigéen ñi nañu partagé wu rek bu ñu partagé wu rek dem waaw bu ñu partagé wu rek dem man daal loolu laay ñaan yàlla waaw. jërëjëf kontaan naa. mbokk yi bàyyi xel seen jotaay bii di dundee suuf si jëm si wàllu mbay mi teewlu ngeen gëstu yu am solo yi nga xam ne jëlee nañ ko si ay producteurs yu nekk si diwaanu Gnithie di ay producteurs yu ndaw yoo xam ne ñoo ngi si wàllum tomate bi donte tomate ji ñuy bay moom la ñu duppee tomate njamb li si ëpp si ndaw yi lay jëm dañoo yegg si beneen jotaay di jotaay bu mujj ginnaaw gëstu yaatu yi nga xam ne def nañu ko nataal leen baykat bi ak ki nga xamante ne bii moo di soxna Oulu Seck mi yëngu si wàllum li nga xamante ne bii moo di mbay mi ñuy amal si ay taabal dañuy daal di yegg si jotaay
bu mujj bi nga xam ne moo di surga suñu waxtaan tey ñu koy seq ak ñi nga xamante ni bi tey ay producteurs lañu waaye tamit ay industriels lañ ci wàllum tomate di comité bi nga xam ne moo leen ëmb si réewum Sénégal secrétaire général bi la ñu taxawal sëñ Mansour Kama ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm ñu waxtaanee li nga xam ne moo di tomate industrielle ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xam ne ñoo ñu bàyyi xel. asalaamaaleykum seen Cheikh maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm fii nga ñu fekk muy suñu bërëbu liggéeykaay. man la Mouhamadou Mansour Camara. yàlla def na man maay secrétaire général du comité tomate. bu ñu waxee comité tomate nag mooy tur bi ci gàttal. mais comité national de concertation ci filière tomate industrielle. maanaam moo lëkkale ñëpp ñuy liggéey ci tomate industrielle. dinañ ci dugg xam naa ci kanam tuuti ci waxtaan bi. donc may jël kàddu bi fi mu nekk nii ci turu suñu président Ablaye Dieng. moom moo yabal pour ma waxtaan ak yéen dalal leen. ñu ci am contenté trop. di nekk ci sa disposition. pour yaatal ci suñu wàllu comité. laataa ñuy dugg si liggéey bi nga xam ne yéen koy def dëgg yéen ñi nga xam ne yéen yëngu si wàllum production tomate boo def lecture mbayum tomate si réewum Sénégal ban jàngat nga ciy def. waaw mbayum tomate ci Sénégal mun nañ ci def ay ñett wala ñeenti jàngat. ndax mun nañ wax déjà taarix la. ndax bi ñu commencé tomate ci Sénégal année 1960 1970 la woon te bu ñu waxee taarix la tam dinañ ci fàttaliku ay jàmbaar yoo xam ne nii ñoom ñoo ko sanc ñoo ko doxal ba mu egsi fii. ki ci njëkk moom mooy président Donald Baron mi nga xam ne ni moom moo ko tàmbale fii Sénégal. am na tam ay jàmbaar yu mu ci àndaloon comme président Fédior ñu koy ñaanal yàlla yokk ko leer président Ablaye Ndiaye président Mambay. muy dox di dox ba léegi nii ñu yore ko président bi nekk président Ablaye Dieng. ak vice président Amadou Tall bi ko nekkal ci wàllu Fouta bi. donc mbirum tamaate taarix boobu tam dafa fekk mu ànd ak ay techniciens yu ko jàppale ci juróom fukki at yi yëpp. ñu ci nuyu suñu naataango Ivan Bari bu nekk Sokas. moog Malick Fall Sané yeneen techniciens yu mel ni Ibrahima Diom Samuel. donc ñooñu ñoom ñoo. bokk nañ ci ñi jàpp ci comité tomate ci juróom fukki at yi ak ci dimbalu SAED ak la banque agricole. ndax mbayum tomate dafa yaatu. mun nañ ci génne environnement boo xam ne nii. fournisseur bi da ciy dugg. prestataire de service bi da ciy dugg. mooy kii ñëw di liggéey ci tool bi. di bëyal nit ñi. conseil bi ma la wax léegi da ciy dugg. nguur gi da ciy dugg ndax moom moo yore wàllu institution yi ñuy tax ñu mën a béy tamaate. boole ci nag industriel bi ci nekk ak béykat bi. ñi nga xam ne ni ñoom ñoo séq mbir mi dëgg. kuréelu béyu tamaate bi tam fu ñuy liggéeyee koom-koom bu bëri la. ndax ñu ngi béy fi mu nekk nii lu toll ci 63000 tonnes moom mooy juróom-benn fukki junne ak ñetti tonnes tamaate. moom lañ jot daaw. gaa matagul li ñu soxla pour mëtal tamaate bi Sénégalais yëpp soxla. ñu koy nattu ci téeméer ak fanweer wala téeméer ak ñeent fukki junne tonnes. waaye jéego la boo xoolee at yu ñu mujj mooy ci fukk at yi ñu mujj. léegi ci biir tam waxtaan bi dinañ xool ñun yan tànk la ñuy waaj a doxal. pour que mëtale ko. même di jaay tamaate Sénégal ci bitim réew. comité tomate tam. kuréel la boo xam ne nii dañ fay nas ak di fa tënk ay accord muy dem ci wàllu contrat ci wàllu protocole ak yooyu. évidemment ci biir waxtaan bi yàlla mun na def ñu egg ci. ñu dugg ci yaa ngi koy wax tomate ni nga xam ne moom la ñuy bay daaw. yegg na si juróom-benn fukk ak ñetti junniy tonnes. donte yegg ñu si jubluwaay gi waaye bëri na mën nañoo xam yan zone tey ñooy zone yi nga xam ne moom la ñu ëppee lu ñuy bayee tomate si réew mi. waaw bu ñu natee ci distance bi ñuy béy tomate yëpp. dina toll ci lu mat 200 kilomètres. wala mu ëpp ko tuuti. donc mu ngi commencé ci fi wër Lac de Guiers di yéeg nga dem côté Pont Gendarme ci leen. dugg biir Dagana même Gaaya. Boxol Njërba Fanaay Ñandaan Gédé. yéeg di yéeg ba ay Relaw. donc zone yooyu yëpp nekk na zone yoo xam ne nii ñu ngi fay béy tamaate fi mu nekk nii. ñu gis ne ñu ngi demoon def gëstu ñi ñoom li ñuy béy tamaate bariwul. te sax li nga vari kii bi ñuy béy tamaate bi ñuy béy. mooy bi nga xamante ne bii moom la ñu tuddee njamb si réew mi. kon nekkul loo xam ne mën nañ koo mën a industrialiser ni mu waree dëgg yan xeeti tamaate la ñu mën a am si réewum Sénégal. waaw tamaate yi ñu mun a am ci réew Sénégal mooy bi ngay wax tamaate bi nit ñi di jëfandikoo ci kër yi.
am na tamaate bu ñuy exporté ak tamaate biy ñëw ci usines yi. tamaate dafa nekk loo xam ne nii jiwu bi moom mooy wane lan la war a mun nekk. tamaate bu ci nekk dafa am jiwoom. dafa am ay jiwu nag yu ñu taamu di ko dugal ci wàllu usine bi. ndax tamaate bi dem ci wàllu usine bi. dafay am ay transformation yu muy jànkonteel. il faut mu dëgër tuuti pour mu bañ na toj ci yoon bi. parce que bu tojee liñ ci soxla woon day des ci biti. il faut tam mu nekk tamaate boo xam ne nii ñun liñ ci soxla moom mooy ñu wax matière sèche bi. xam nga nag nu mu ko mën a firee ci wolof. waaw nekk na lu am lu kawe. donc loolu yëpp dafa nekk ay variétés yoo xam ne nii ay mandarga yu usines yi di soxla. waaw yoo xam ne nii ñi gëstu ci wàllu jiwu ñoom loolu la ñuy jël di ci liggéey. pour mun ñu indil tamaate bi ñu soxla. d'accord jot si jiwu yi jafewul ba si réewum Sénégal surtout yenn jiwu yi nga xam ne mooy yi nga wax noonu yi ngeen di soxla yéen si usines yi. waaw xam nga tamaate li ma doon wax sànq environnement moom maanaam ñi ko séq. macha allah yàlla dafa def ñu nekk ñu ci farlu. waaw parce que fi mu nekk nii tamaate yi ñuy jiwu yi ñuy utiliser ci wàllu mbéyu tamaate. ay jiwu yoo xam ne nii mun nañ wax ñi gën a mag ci wàllu tamaate ci wàllu jiwu ci àdduna bi ñoom ñoo ko fiy indi. mooy ñuy utiliser. te tamit am na ay yoon yu comité bi tëral. pour di mun a saytu jiwu boobu ndax méngoo na ak li béykat bi soxla ci wàllu rendement méngoo na tam li usine bi soxla. ndax bu nit bi ñëwee indi jiwam am na ay essais yu ñu koy defloo. ci biir tool yi buñ paree ñu xayma toog ci waxtaan ci béykat yi jot xalaat bi. doog ko taamu. donc am nañ ñu am ay jiwu yu baax ñun tam jéem nañ tëral ay yoon pour que jiwu yooyu bu ñëwee mu wóor ñu ne tombé na ak li ñu soxla woon. ginnaaw bu ñu jotee si jiwu yi. dem pépinière ba mën a bay li ñu am yitte mooy bay production boo xam ne dina yaatu. yan jéego la ñu mën a teg ngir production bi nga xam ne moo nekk si réewum Sénégal maanaam yi nga xam ne ñooy préalable yi ngir ñu am tamaate boo xam ne bu mucc ayib la. waaw xam nga. bi ñu comité bi dafa nekk di dox. ci dox bu nekk ak jamono bu nekk ak yi muy jànkonteel. tolloon nañ ay temps jànkonte yu gën a jafe moo doon nu ñu organiser comité bi pour que campagne bi di teel a démarrer parce que mbéyu tamaate. dafa nekk loo xam ne nii calendrier bi daf ci am solo. maanaam waxtu bi. waxtu bi waaw. parce que bu ñu yéexee dugg ci mbéy bi ba tàngaay bi ñëw leen gis ni ki kat jàngoro yu bëri yi feeñ ci garab yi ci lay ñëw. ci leen gis que ne tamaate bi mun nañ ñorandoo usines yi di am ay jafe-jafe jël ko. li ñu tëral mooy fi mu nekk nii gis nañ ne buñ xoolee ñun ni ñuy béyee ak yeneen dëkk yi ni ñuy béyee. wax naa la sànq jiw yi ni am jiw yoo xam ne nii weesu ko dina jafe ndax usine entreprise yi ci liggéey mooy yi gën a mag. li ci des suñ suuf baax na. ndox moom waxatuñ disponibilité am. liñ gis mooy ne mode bi ñuy irriguer moom moo nekk loo xam ne nii avancé wul trop ci mbir mbéy mi. irrigation ndax bu ñuy irriguer ñun dañuy xàll ay yoon. bàyyi ndox mi mu law. mooy par canal bi. waaw bu ñëwee ba ci canal bi. ñu defar ay ree. yoo xam ne nii ndox bi day wër tamaate bi. day wër tool bi yëpp. si à l'arrêt la. voilà dina dem ba bu nit bi irriguer pour mu duggaat ci toolam di ko seetu day jafe te tam ñi ci. xalaat ci wàllu irrigation gis nañ que ni loolu dina tax. tamit ñax bi nga xam ne nii day ñëw di xëccoog tamaate bi li tamaate bi war a dundee. day gën a développé. gis nañ ni tam dina tere ñu utiliser ay engrais yoo xam ne nii dina gën a mën a tamaate bi dina ko gën a mën a gaaw a jot. loolu moo taxoon am na ñaari at ci ginnaaw comité bi organisé woon ay essais. maanaam ñu jël ñeenti tool. jëm fa def irrigation goutte à goutte. yàlla def na ci tool bi gën a dox mooy bi Ibrahima Diom yoroon. waaw gis nañ ci ay rendement yu kawe lool liñ doon am. parce que boo xoolee fi mu nekk nii ñun ñu ngi am ci diggante 20 jëm 20 tonnes ci hectare bu nekk. alors que irrigation à l'arrêt irrigation goutte à goutte bi. bu ñu ko defee mun nañ dem ba ay 90 tonnes. maanaam. da koy ful ñetti yoon. waaw da koy ful ñetti yoon. te yooyu ñu gis méngoo na ak li nga xam ne nii itam ci ay gëstu nit ñi bi ñu defee essais yi Maroc gisoon nañ ko li ma lay wax nii Maroc moom am na ay fukki at ak juróom def naa ci ginnaaw
France tam bi nga xam ne nii producteurs yi demoon nañ fa ci ndimbalu FNDASF. bi ñu fa demee tam gis nañ ni que rendement yi noonu lay toll. ay téeméeri tonnes wala lu ko wees tuuti. donc mu nekk yoon boo xam ne nii gis nañ ne buñ ko toppee yàlla mun na def mbéyum tamaate bi yaatu. parce que yaatu bi arrangé comité bi fi mu nekk. gaa yaatu ci suuf bi baax na. mais loolu day tax koom bi du yokk. yaatu bi gën a bi ñu xalaat ne moom moo ëpp njëriñ mooy yaatu ci wàllu rendement. ci rendement maanaam nga béy suuf bi nga doon béy. def frais yi nga doon def ba pare li nga ci récolté yokk te gis nañ ne ñun ci wàllu boobu am nañ ci maanaam am nañ. xaalu bu yaatu xaalu yaatu yoo xam ne mën nañ ci def ay jéego. évidemment léegi itam mode irrigation boobu noonu. gis nañ ci ñun beneen njëriñ. mooy xam nga fi mu nekk nii vallée bi ñiy béy ceeb ñooy béy tamaate. yenn saa yi nit bi bu defee ñaari ceeb pour mu dugal tamaate day xaw a jafe. gis nañ ni ki mbéy moomu peut-être buñ ci jéemee dugg. yàlla mun na def ñu utiliser ay yeneen suuf yoo xam ne nii peut-être ceeb mënu faa dem. dinañ gën a yaatal suufu ceeb suuf bi ñuy béy ceeb. te ba pare tamaate bi jóg. mais loolu tam day ànd ak peut-être ñu gën a liggéey ñun tam ci wàllu pépinière yi. parce que xam nga pépinière moom mooy fi nga xam ne nii xàll bu ndaw nga yore. di nga mën a gis garab bi muy juddu. ni muy màggee bu laajee traitement wala dara foofu nga koy mën a defee. foofu nga koy gën a mën a saytoo. évidemment et ñiy gëstu tam ci wàllu mbéy gis nañ ne boo ko réussir yàlla mun na def bu demee ci tool bi. nga réussir garab bi dina gën a gaaw a jàpp. et puis njëriñ bi dina bëri. donc daal ci xàll boobu maanaam wàllu améliorer pépinière yi. parce que fi mu nekk ni ñu koy defee mooy moyens yi ñu am. dañ koy def ci suuf yoo xam ne nii suuf bi même mun na jox garab bi feebar boo xam ne nii da koy yóbbaale ci tool ba. donc dafay laaj ay xarala yu bees yoo xam ne nii buñ ko utiliser maanaam ay serre ak yooyu. waaw dinañ ci mën a am ay pépinières yu mucc ayib. bu ñu àndee ak léegi loolu ak irrigation boo xam ne nii tamit mooy irrigation goutte à goutte bi. dina gën a tax mbéy mi yokku te peut-être frais yi yiñ ci doon xalaat ci wàllu aménagement ak yooyu. mun na gën a néew. te dina am tam ay jeexital yu rafet. yu baax ci yeneen mbéy yi nga xam ne nii moom moo tënk vallée bi. voilà yaa ngi ko doon wax léegi junj nga ko am objectif bi Sénégal am ngir ñu nekk ñu autosuffisance ci wàllum tomate egguñ ci dëgg waaye ñu ngay dox jëm ca. 63000 tonnes yi ñuy bay at mu jot xëy na du ñu mën a jëfandikoo yëpp ndaxte dina am loo xam ne sa tool lay desaat yàqu wala bon duñ ko mën a jëfandikoo est-ce que taxawaay boobee si wàllu mi conservation ay chambre froide ak yu ni mel yëpp tamit yéen a ngi siy xalaat. waaw xam nga tamaate li mu xaw a wutalee ak yeneen mbéy yi. mooy que ne lëkkaloo bi dafa nekk direct entre béykat bi ak usine bi. d'accord maanaam ci et puis ni ñuy waajalee ci wàllu organisation. et puis loolu tam dina peut-être ma dugg ci wàllu ñun ubbeeku bi ñuy yaakaar. am ci wàllu xarala yu bees yi. mu di gën a mën a am information ndax information boobu mooy tax ñu mën a planifier récolte yi te bu ñu duggee par exemple ci wàllu serre ak yooyu. dina tax ni ñuy defee repiquage maanaam jiwandoo. ñu gën ko mën a organiser. évidemment loolu bu ñu ko organiser yàlla def na que usines yi fi ñu nekk seen capacité de transformation weesu na li Sénégal soxla. donc li bu ñu organiser tamaate di des ci tool bi dootul gëj na am déjà. mais dootul am. te ñun bu ñu récolter tey witu tamaate bi usines yi buy egg si ñu ngi koy transformer. ok diggante boobu bu ñu ci dugalee chambre froide. dina yokk njëgu tamaate bi. te du indi njëriñ. ok waaw donc ñun moo tax ñu xalaat ne. maanaam conservation bi enragé wul tamaate. charge lay nekk. day yokk charge yi. waaw waaye du indi njëriñ. ok alors que xam nga ci régler ay problème am na solution matérielle ak yenn ay solution organisationnelle. yàlla def na yenn lu ci bëri solution organisationnelle yi mooy gën a yomb njëkk. te ci ñun ci loolu la ñuy xalaat mooy ni ñuy planifier que jiwu bi ñëpp bañ a jiwandoo pour que muy toog benn jour rek ñëpp soxlandoo ñu jël seen tamaate. parce que yàlla def na Sénégal jamono bi nga xam ne nii mun nañ fi récolter tamaate yaatu na lool. te ci période boobu usines yi bu ñu jotee tamaate bi ci charge bi war. dinañ ko mën a transformer ba conservation du ci am njëriñ.
léegi ñu dikk ci comité bi taxawaayam ndax comité national la ñu wax liggéey bi yemul rek ci Ndakaaru wala Ndar mais c'est au niveau national ban yaatuwaay ngeen am ci territoire bi. waaw xam nga yaatuwaay bi mu ngi dépendre ci ñiy béy tamaate fi mu nekk nii ñi nga xam ne nii yenn saa yi nga dégg ay nit yu nekk ci yeneen gox jokkoo ak ñun. waaye buñ gisee ni ki ñoom am nañ possibilité par exemple jaay beneen marché dañ naan loolu moo leen di arrangé te tamit usines yi li leen arrangé tam mooy tamaate bi nekk fu dajaloo nga xam ne nii yow comme da nga yóbbu say conseiller ci dëkk bi. buñ tasee day jafe nga mëtale ko. bu ñu tasee tam yenn saay nit bi bu surface am yaatuwul. nga war a yóbbu benn camion dafa feesee tam day nekk loo xam ne du am njëriñ. donc comité bi comme li mu la waxee comité national la ubbeeku na ci Sénégal yëpp zone bu ci nekk di béy tamaate mun na jokkoo ak ñun. ñu xool ci yan anam lañ koy mun a intégrer ci biir comité bi te bëri na luñ ciy jot ay appel di waxtaan ak nit ñi di leen expliquer lan lañ ciy bokkee. kon muy ouverture nationale boo xam ne voilà parce que déjà xam nga comité bi. loi moo ko tënk. évidemment muy ñuy wax LOASP bu 2004. te LOASP bi daf ñu teg que ni pour ñu am turu comité national il faudrait que fépp fu nit bi di béyee tamaate bu jëm ci wàllu usine ñun ñu dugal ko ci. d'accord ouverture nationale am na. xal seen ouverture internationale léegi. au niveau international it. xëy na li nga xam ne moom la ñuy bàyyee ci réew mi ngeen ngi def ay jéego ba mu mën a génn ñu koy jaay bi ci réew est-ce que loolu tamit taxawaay bi mu ngi avancé bu baax. waaw xam nga comme ci boo xoolee comité bi usines yi ñoom ñoo nekk ci diggante béykat yi ak marché bi. usines yi bu ñu jëlee tamaate bi yëpp ñu ngi koy dugal Sénégal mais li nga xam ne nii dafa war a dem bitim réew nguur may nañu ñu jëndi tamaate bi. transformé ko yóbbu ko. parce que yàlla def na Sénégal ay dëkk yoo xam ne nii peut-être moom moo leen gën a bëri tissu industriel daanaka ñu ngi xeebli suñu bos. moo tax ñun mun nañu transformé di fa yóbbu. d'accord léegi transformation bi am na. waaye ñu ëpp ñu ngi xam li nga xam ne moo di tomate pot bi. mooy génn wala bon nit ñi def ñu utiliser ko en ketchup. est-ce que mën nañ koo transformer leneen tomate bi ñuy bay ci réew. waaw ci xam nga. transformation bi mu ngi dépendre ci yow ñi ngay jaay tomate ban utilisation lañ ci am. ok d'accord boo demee Europe tomate yi ñuy wax sauce. ñoom dañuy am ay purée ay tomate yoo xam ne nii moo gën a ndoxe ñun concentré bi ñuy am di ci am ay façon yu bëri ay tomate yoo xam ne duñ koy jënd di ko découper di ko jaay donc ñun en tant que industriel ñu ngi basé wu ci suñu besoin de consommation wu ñi ñuy jaay voilà fi mu nekk nii ñu ngi jaay ci biir sous région bi di jéem a sax toucher ay yenn marché yu sori ci wàllu parce que buñ duggee ci wàllu ketchup ñun da ngay jaay ba am na usines yuy jaay ba Afrique du Sud donc ñu ngi yaatal production nationale bi. waaw mais yan produit lañ ko mën a transformer ketchup le tomate pot bi ak yan. waaw fi mu nekk Sénégal moom boo xoolee ñaari façon yooyu moom tomate bu concentré pour togg ak ketchup bi ñuy utiliser ak aussi barbecue nga xam ne nii moo ketchup xam naa sorante wuñ trop. d'accord léegi jafe-jafe du ñàkk ci liggéey bi. boo ko doon fësal yan jafe-jafe la ak saafara bi nga xam ne moo ci war. waaw xam nga comité tomate nag moom. balaa mu wax jafe-jafe il faut mu delloo njukkal. parce que dafa nekk dañoo nekk ci filière boo xam ne. macha allah am nañ jàppale. bi ci njëkk mooy SAED mi nga xam ne ni pratiquement moo jur comité bi. du ñu jóg ci di ñu jàppale. dem nañ ba ci biir comité bi ñu koy tëggaat. di ko méngale ak loi d'orientation agro-sylvo-pastorale mooy LOAS bi. dañ jël SAED def ko comme médiateur. dañ def ne ñaari collège la waaye ñu ne ànd ñaar rek wóorul. dañuy jël kenn koo xam ne nii maanaam neutre na ñu def ko muy médiateur donc ñu jox place boobu SAED te mu nekk lu mu mérité ndax moo meññ comité bi moo ñuy jàppale saa su ne. ñu am aussi ndimbalu FNDAS. yi nga xam ne nii ci wàllu bi ñuy jógee association simple di dem di méngale suñu association ak LOAS bi. ñoom ñoo ci taxaw. voyage d'études yi waa comité bi def tam ba mun a jàng nan la organisation inter professionnelle agricole di liggéey yooyu tamit ñoom ñoo ci jàpp. nguur gi tam di ñu jàppale ci chaque campagne ci wàllu engrais. ba pare tam ñu bi ñuy tëgg. li nga xam ne nii moom mooy droit de douane yi définir produit yi nan lay duggee ñu jël tamaate ñu yóbbu ko ba droit de douane yi gën a kawe. donc mënuñu
wax suñuy ay jafe-jafe waaw te waxuñu lële day nekk loo xam ne nii duñ ko rafetlu évidemment bu loolu weesoo fi mu nekk nii li ñu am comme principal jafe-jafe bu dul leneen parce que du ma ko woowee jafe-jafe mooy irrigation bi ay projet la ay défi la wax fii nii am na benn feebar bu ñuy wax bactériose boo xam ne nii sonal na béykat yi lool te liñ ci jotoo gisagum ci jàngat mooy que ne amul traitement c'est maanaam am ay variété ay jiwu yoo xam ne nii mun nañoo dékku feebar bi la wala ngay def ay moytu yu kawe yoo xam ne nii àndul ak mbéy mi wala di def ay greffage ak yooyu yoo xam ne nii day diis trop ci béykat bi seet jël na ko en charge ci ginnaaw ISRA CDH ak yooyu bi ñu ko toppatoo waaye ba léegi nii des na fi mu nekk nii am na ay gëstu yu ñu ci war a def dina laaj ay moyens et tout nekk na vraiment jafe-jafe bu kawe beneen loolu ci wàllu béy bi la ci wàllu industrie industriel yi maanaam liy touché industriel yëpp da leen di touché Sénégal nag fi mu nekk nii li industriel yi jooy mooy taxes yi ñu ngi bëri et puis taxes yi itam doo am visibilité maanaam diggante daaw ak ren da ngay am ay taxes yoo xam ne nii fekk nit ñi def nañ seen ay plan d'affaires ak yooyu nguur gi moom bu mu nee bàyyi xel industrie yi xam ne ki industrie yi maanaam ñoom ñooy tax mbéy bi dox ñooy tax service yi dox ndax ay clients yu mag lañ ci service yi que mbirum emploi bi ñu bëgg industrie yi am na ci nekk na ci levier bu kawe ñu mu gën ñu bàyyi xel daal et que bu dara di am tamit ñu bañ a comme importation bi code des douanes dafa tëral ay ndaa wax sax teg CEDEAO bi maanaam li ñu boolee Afrique sowu jant yëpp tëral na ay catégorie bu ñuy teg dara tamit ñu xool ni kii ñi nga xam ne ni dañuy importer ay équipement wala di importer ay matières premières ñu bañ leen teg même daan yi que ki nga xam ne day importer produit fini waaw loolu yaakaar nañ bu amee yàlla mun na def que parce que bu industrie bi yëpp doxee industrie tomate day doxaale su mbéy mi yëpp doxee tam mbéy tomate day doxaale mu ngi noonu bu fekkee ne amul ma fàtte lu ñu waroon del si dañuy daal di jeexeel si li nga xam ne moo di perspective yi ngeen xam ne am ngeen ko jamono ji nag yéen jubluwaay ngeen fan ngeen teg seen bët waaw fi mu nekk nii bi ñuy wax sànq ci wàllu irrigation bi laal nañ ko donc projet fi mu nekk comité bi mun na liggéey ci ñetti fànn benn bi moom mooy nu ñu yokkee rendement yi te yokk rendement bi gis nañ que ni donc pépinière yi lu ci am solo la ni ñu koy defee ba mu nekk lu gën a méngoog jamono et que ñu ngi ubbeeku tam ci ñi nga xam ne nii parce que gis nañ ko ndaw yu bëri yuy liggéey ci wàllu technologie yu bees yoo xam ne nii mun nañ ko utiliser ci mbéy mi daaw am na ñu ci nguur gi primé muy ñu jóge woon ESP am na ñeneen tam ñu ci nekk ñooñu ñu ngi leen di oo tam ñu ñëw jàpp ci parce que ci yoonu mbéy bi yëpp information da ci am solo information bi jógee ci suuf bi jógee ci garab bi ñu koy gaaw a amee pour décision yi di gaaw lu ci am solo la beneen aspect bi itam moom mooy comme ni ma la wax wàllu irrigation bi ñu ngi ciy liggéey am nañ ci jàppandalu fi mu nekk nii bu ñuy négocier ak bureau de mise à niveau ak yeneen structures yi fi nekk benn bi ci wàllu optimisation maanaam fi mu nekk nii tamit xam nañ ni ki pompage yi peut-être buñ ci liggéeyee mun nañ optimiser électricité bi ñuy consommer loolu tam ñu ngi ci yoon boobu beneen bi ci wàllu organisation xam nga projet yi ñu wax nii yëpp il faut mu am ñu ko doxal comité bi mu ngi xool nu muy installer siège am boo xam ne dina ko mën a permettre mu am ay ndaw boppam parce que ñu ngi jàppandu ko ci SAED mais SAED li mu yore yaatu na tamit ñun tam bu ñu yàlla dimbalee ba ñu taxaw dina tax ñoom ñu gën a mën a jàppale yeneen filières yi et que comme yàlla may nañu peut-être ñu mun koo yaakaar ñu ngi koy jéem mooy am suñu personnel bopp wàllu technique nga xam ne nii projet yi ñuy wax nii yëpp parce que ñun industriel ak béykat yi peut-être kàddu gi leen yore mais am na ñoo xam ne nii seen xam-xam màcc na ci pour mun ko liggéey ñu mun leen a dugal ci biir filière bi ñu koy porter jërëjëf Mamadou Mansour jërëjëf
ñu ko jaajëfal Mamadou Massour Camara moo nekk secrétaire général bu comité concertation bi yëngu si wàllum tomate di tomate industrielle di jaajëfal sëñ Abdoulaye Dieng mi nga xam ne mooy njiital boobule comité taxawaay bi ak njàppandal gu am solo gi ki ñu booleeg moom di directeur horticulture di maître Macoumba Diouf moom tamit di ko jaajëfal si taxawaay bi nga xam ne am na ko ci jotaay bi nga xam ne moo di dundee suuf si ngeen koy teewlu ayu weer bu jot ñu del si waat si filière tey ñu del si filière yi nga xam ne moo di tomate ak li nga xam ne moo di mbayum tomate si réewum Sénégal laal nañu ko ay pàcc yu bëri tomate yu ndaw ji ba yegg ci ji nga xam ne moom la ñuy soppan ñi mën koo jëfandikoo leneen kon muy filière bu am solo boo xamante ni bii war nañ ci mën a gën a teg loxo ngir mu gën a mën a suqali mbayum Sénégal suqali li nga xam ne moo di koom-koom Sénégal ba ñu dundee li nga xam ne mooy tukkee si réewum Sénégal dundee li nga xam ne mooy tukkee suuf si dundee suuf si la woon mbokk yi di jaajëfal mboolem équipe technique bi ñu àndoon ak ñun si njàpp ndal gi ak mbooleem ñi nga xamante ni bii ñoo jàpp si liggéey bi si wàllum production bi ba lépp yemb beneen jataay beneen weer ak beneen filière seen jataay bi nga xam ne moo di dundee suuf si di leen jaajëfal. baykat bi leen sàmmkat bi